leen di jaajëfal bu baax si ni ñu ko baaxoo def rek ngeen ñu topp seen site tukki.org waaye it lerufisquois.info seen émission ràññee dikkaat fas yéene nag dalal ku nga xam ne ni kenn dootu ko présenté soxna Lalla Aïcha Fall ñu xam ko ci parti bi di APR waaye it mouvement COFEM seen émission ràññee nag première partie bi dañuy dikk ci nit ki ci boppam mu wax ñu moom mooy kan waaye it mouvement bu mu jiite ci nan la ko jiite si lan lan mooy jubluwaay li ñu doog nag ñëw ci actualité laata boobu dañuy bàyyi soxna Lalla mi nga xam ne moom la ñuy dalal mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy suivre suñu mbokk internet yi. waaw Mame Mbaye maa ngi lay nuyu di nuyu képp ku safoo seen site bi di tukki.org donc di leen nuyu di rafetlu occasion bi ngeen ma may pour moom mën a présenté wu mais tam wax ak askan bi par rapport ak actualité bi en tant que présidente de la coalition des femmes Macky pour l'émergence ñu ko xam ci COFEM. COFEM justement ñun foofu la ñuy démarrer COFEM da ngeen ko taxawal waaye lu ko jiitu kan mooy Lalla Aïcha. waaw Lalla Aïcha as sénégalaise la rek ndar-ndar moo xam ni dafa nekkoon ab jàngalekat ndax balaa may dugg ci politique daanaka jàngale laa njëkk a def. mais daanaka ñaari yoon la yoo xam ni dañoo recoupé wu ndax jàngale liggéey la boo xam ne da ngay taxaw ci askan bi ndax xale boo xam ne yàlla la ko jox vraiment boppam dara new ci nga fexe ba dugal ci xam-xam loolu vraiment mission vocation la boo xam ne dafa noble comme politique. man bu ma déggee naan politique dafa salté dama naan nit ñi xamuñu li politique ndax politique au sens propre du terme ku dul ab gaar bi du ko def. ndax boo taxawee ba am fit taxaw di laaj baatu nit ñi taxaw di dama la bëgg nekk seen voix li tubaab di wax la voix des sans voix dafa fekk ne am na lu ñu la nawee kon politique boo koy def dafa am noo war a taxawee dafa am fu la nit ñi war a teg nga door a mën a taxaw sañ-sañ politique. parce que doy na waar goo xam ni man dama jàpp ni c'est la nouvelle génération ñoo war a jóg mën a changer la donne ndax ni ñu koy doxalee ñaaw na te ko amul fit doo ko def mais je me dis que ni nit ku apolitique amul. nit ki li ngay def suba ba ngoon jot politique la boo xëyee suba tey li ngay lijjantee ba teg sa mburoog meew sax Pape Mame Mbaye loolu da nga ko politique yow mu jóg teg sa si jaar di julli jël sa course di ñaan sax yaa ngi politique yàlla pour mu defal sa soxla kon faaw ñu def politique mu nekk loo xam ne ab bant la rek boo xam ne mi ngi ci mbedd mi yow mi nga xam ne am nga xel yàlla may na la xel ngay xalaat yow yaa war a am courage jël ko mën ko manier à sa guise ba nit ñi mën sa jëriñu boo ko deful ab def moo koy jël te bu la dóoree gaañ la. da lay gaañ mu ngoog jàngalekat nga woon yaa ko wax après nga jékki-jékki dugg ci politique fan nga tàmbale de beige marron nga tàmbale APR wala dafa am foo doon ramper ba ñëw it. waaw loolu question bu am solo la ndaxte sama première pas ci politique maa ngi ko defee ak Cheikh Bamba Dièye ci FSDB foofu laa jëkk jàngee daanaka def naa ci moom presque 7 ans maa ngi commencé ak moom en 2006 2007 laa commencé ak moom mu njëkk investir en tant que député boobu maa ngi door a ñëw def juste 1 an ma def samay preuve mu investir ma mu samp ma HLM ma dem ak moom te xam naa ne instant boobu moom mi doon sama leader sax amul woon les moyens qu'il faut mais dama jàpp rek ni loolu doonul taalibeem rek doo doon sëriñam ma jàpp ko apprentissage ma dem ci ak dignité dem ci ak fulla ak fayda deuxièmement bi fekk na gisatuma lu ma doy ci moom ma teggeeku toog sama kër waaye politique boo ko gëmee mu nekk conviction yow mënoo toog sa kër di xool li ñuy def sa yaram dafay yëngu sa deret dafay yëngu ma jógaat mais ma ne nag fi nekk ni man maa weesu fu may toogee di militer si gannaaw nit moo tax ma tegal sama mouvement bi ma tegee sama mouvement nag j'ai brigué encore non seulement la mairie mais tamit maa ngi taxawal mouvement boo xam ni dinaa bokk si ñuy dox parce que sama vocation mooy bañ a topp ci gannaaw nit ñi di jiite man dama bëgg si ñu bokk si ñuy dogal. mu ngoog wax na ko bëggul bokk ci parti yi nga xam ne parti clando lay doon parti yi nga xam ne dañ leen di clando wala mouvement yi nga xam ne dañ leen di clando wala mouvement yi nga xam ne mouvement télécentre lay doon nañ koy faral di waxee wala sax mouvement WhatsApp gis nañ fi bu nekk Lalla Aïcha nee na da nga bëgg a def politique autrement moo tax nga taxawal COFEM lu muy wundu. waaw COFEM benn mouvement de soutien la li nga wax tamit lu am solo la bëgguñu nekk mouvement boo xam ni waxuma la clando waaye télécentre mais tamit bi ñuy teg sunu mouvement bi def suñu rentrée politique au grand en 2016 dañu amoon benn pari bu ñu tegoon. pari bi mooy COFEM du ñëw mukk pour arranger la liste des mouvements mornais ndax fii mouvement bari na fi waaye juddu tey dee suba lañ doon bañ. ba tax na bi ñuy dem grand théâtre dañoo dem ak suñu feuille de route boo xam ni teg nañ au moins pendant 1 an lu ñu war a def te ñun balaa ñoo yegg grand théâtre def lu ñuy def
la ñu gisante ki nday mi ki ñuy waxanteel. ñu toog mu wax ñu lu wundu mouvement bi ñu expliqué ko lan ngeen taxawee lan ngeen bëgg a def ñu wax ko mu ne li ngeen def am na solo daal di dama bëgg bu ngeen jógee si lii ngeen dugg si biir réew mi ngeen fexe ma implanter ma ko cellule par cellule en insistant dans la banlieue ndaxte képp koo xam ne ku ne xam na ni Sénégal boo bëggee gagné élection demal banlieue boo gagné banlieue gagné nga si. ci kaw loolu ñuy dox na chaque semaine dinañ dugg boo gisee sax ci biir élection yi nii campagne bi gisoo sax kafa mi yëngu-yëngu boobu ñaari fan lañ yëngu rek yëngal Sénégal parce que ñun dañoo bëgguñu bu ñëpp jógee ñu jógandoo parce que instant bu duñ di politique pour man Sénégal duñu la dégg parce que y a trop de bruit ñun bu lépp ne teg si la ñuy dugg si kër yi dox li ñuy def wax li ñuy wax jeex na te ba pare nag boole ko nag mu nekk nag mouvement boo xam ne dafay prôner la politique autrement et ñun dañ koy xeex jusqu'à une dernière énergie que ni la politique autrement dafa nekk slogan boo xam ne ku nekk da koy brandir mais ñun dañ ko gëm te ku ñu côtoyé xam ne c'est ce que nous pratiquons sur le terrain. Et en quoi faisant c'est-à-dire que ni bu ñuy dem di élargir déjà dañuy xool des femmes yoo xam ne vraiment am na si lu ñuy yëngu déjà. parce que boo déggee ñu ne politique autrement c'est un mouvement de femmes mais femmes yoo xam ne dañuy yëngu si développement. parce que Mame Mbaye kenn mënu wax politique te waxu développement. ci biir loolu bi ñu demee stade parce que fee la ñu juddoo Grand Théâtre mais il y a de cela presque même pas 6 mois woote waat nañu Marius Ndiaye. boobu fekk na ñu ngi dem suñu deuxième phase bi mooy lan accompagner première phase bi moo doon massifier bi ñuy massifier ba day nañu neex dañu ne dañ leen di accompagner parce que politique nag du wër rek di massifier ak démonstration de force. nit ki boo lay topp da nga koy wan loo xam parce que Olof Ndiaye nee na kuy naan ndox mu tàng suukar saa tax. ñu accompagner la nag bu ñu dem di massifier dañ leen di wax naan dañoo soxla ay femmes yoo xam ne dañuy activer parce que ñun dañoo boole leadership féminin ak développement. moo tax bi ñu demee grand fële stade Marius Ndiaye dañoo lancé FLD mooy femme leadership et développement muy un démembrement de COFEM te boo déggee femme leadership et développement dafa wundu ñaari détermination c'est-à-dire leadership ak développement c'est-à-dire que nous incarnons le leadership féminin parce que ñu dañuy xeex politique boo xam ne da ngay jël jigéen jàpp ko comme clientélisme bukkuñu ko jël jigéen boole ko ci fii di ko tàtt la dañoo bëgg jigéen boo fu nekk foo mënta nekk jàppal sa comme leader. ñun bu ñuy jël ñun suñu ay militants ñi nekk ñun dañoo leen reçu ay militantes dañuy wax suñu ay collaboratrices parce que dañ leen jàppee comme ñun noonu la ñuy politiquer képp ku ñëw ànd ak ñun dañ lay jàppee comme leader dañ naan la même bu dee dangaa toog sa buntu kër Mame Mbaye yore sa table di jaay mango jaay gerte bu ko xeeb jàppal sa leader ndax dërëb boobu nga see am boo duggee sa biir kër bu sa jëkkër idée juróom nga jël benn kon leader ka COFEM dem ba jur li nga wax moom mooy FLD kon COFEM bu mujj bu mu wootee wax nga ko sa Marius Ndiaye fees na ba nit ñi amuñu woon fu mu toll ce qui veut dire que COFEM pesé na boppam xam na nu mu toll wàcc na si base bi ba natt dooleem ngeen te li leen tax a jóg wax nga ko gunge ki nga xam ne moom njiitu président Macky Sall ci ay action rawatina si plan Sénégal émergent bi même buñ ko waxul ngir mu suqali moom moo ko tax a jóg mais dañ ne lëngoo dafay balaa mu dafa neex waaye ko bàyyi mu dem ak mbaggam ndax lëngoo boobu yéen a ngi siy gis seen bopp seen ni ngeen àndee président Macky Sall. waaw ñu ngi siy gis suñu bopp parce que xaaruñu si woon dara. xam nga dañoo jóg pour conviction boo ko waxee nag dafay doy waar mais ñun loolu la ñu gëm ñun dañoo jóg ni déggoo may la ñun bu ñuy dem di uti di massifier dañuy wax bëgg nit lu tax ñu wax lu ñu mënul lu tax ñu digaluñu dañooy bëgg lu ñu ma wax ak yow buñu tëddee nelaw dañuy dem di uti di massifier ni leen digguñu kenn poste digguñu kenn financement ndax ñun dañoo gëm ni ku ñuy uti boo amee conviction comme ñun ñooy àndandoo xàccandoo dóorandoo te bu boobaa lu ñu am kenn du la seet yaay seet sa ndax yaa ko ñafe donc ñu ànd ak ñoom si critère boobu si base boobu ñu nekk ñu gëm seen bopp ni leen nag président Macky Sall dañu koy jàppale parce que ñun yeewuñu États-Unis yeewuñu Paris Sénégal gi dañu yeewoo te kenn duñu fekk dañu ko defal kon ñun ñi fi nekk ñu ñoo war a toog daal di appliquer li John Kennedy di waxoon xoolal li nga mën a apporter sa dëkk mais bul xool li sa dëkk mën la apporter pour cela dañu war a nekk digne nekk des femmes yoo xam ne xam nañ li ñu bëgg xam nañ fi ñu bëgg dem parce que Olof Ndiaye dafa ni mën a waaxu xam fi nga jëm moo ko gën moo tax nag ñu ànd ak ay femmes yu diñ ñu musul laaj dara ba léegi on se débrouille di leen jàppale seen action mais kenn duñu taxaw ni moo ñu jox financement sur fonds propres kon nga xam kon nga xam ne gëm nañ suñu bopp loolu nag politique autrement foofu la li gën a neex bu ñu demee di leen wax dañ naan bu ñu ne fu leen di yëg bu ñu waxee par exemple tey ji damay ñëw sa koñ Tëngéej ñu seet benn femme boo xam ne vraiment am na fa baat mu utal ñu ay groupement de femmes bu ñu nee dañu leen jëkkëraat lan ngay yëngu boo ñu waxee dégguñu si dara ñu ne vraiment soxlawuñ la dañoo bëgg femme buy yëgu si dara ndax ñu utuñu ku ñu boot dañoo bëgg ñu am punch comme ñu ànd nañu avancé nga. parce que da ngeen am punch.
da ngeen ànd ak seen dégagement am li ngeen di dégager. waaw di leen fàttali ne kon Lalla Aïcha Fall la ñuy dalal si seen émission ràññee ngeen koy mën a di ngeen ñuy topp kon si tukki.org waaye également ngeen ñi mën a seetaan ci le rufisquois.info Lalla Aïcha Fall borom COFEM mën nañ wax loolu du ma ñëwagum ci li nga xam ne mooy actualité bi investiture yi également ndax gis ngeen seen bopp am déet mais da nga ne politique autrement ngeen di prôné mais politique autrement boobu boo gisee tey jii deru politique yàqu est-ce que du ñu koy exercer ñoo ko yàq parce que gis nañ fi bu ne. waaw loolu dëgg la parce que xam nga fan la ñuy faussé débat bi biñ jëlee politique def ko métier maam bi politique du métier. gis nga politique waaw loolu dafa garaaw parce que ka ngay politiqual ka nga nekk man sax dama gëmul kii mooy sama leader ñun Macky Sall bu ñu koy jàppale dañu koy jàppale parce que on se voit on s'identifie par rapport à sa vision li ñu tegal nit ki te Sénégal léegi mi ngi commencé yëngu de mi ngi commencé yeewu ci loolu bu ñu lay toppatuñu par affection dañu lay topp par rapport à ce que vous nous proposez comme programme maturité baa ngi fi te loolu nag bu ñu trompé wu dañuy toog te ñi gën a xam ne bu heure jour vote jotee ñoom ñooy décidé ñu ngi seen kër yi politique ñu nekk de grands observateurs moo tax ñun politiciens yi ñun ñuy pratiquer la politique waruñu nax suñu bopp war nañu xam ne li nekk suñu bopp am na ku ñu ko gën la foog fees la toog ci këram teg ni mu teg kon nag on doit être très vigilant xam lu ñuy def. waaw moo tax nag vraiment je me dis que ni politique du n'importe qui moo koy war a def comme li ma la wax sànq rek. gar mi dañ ko yittewoo ci li nga xam ne moom mooy politique mais tam gis nañ fi ay waxeet am na fi waaw te waxeet du fi gor waaw gis nañ fi façon bu nekk ñoo xam ne ni tey dañuy ànd tey ëllëg nga foogoon ne ñii duñ mës a tàqalikoo ñu jékki tàqalikoo waaw mais xam nga loo gis rek am na exception mais loolu ñun xam nga ñu lu ñuy xeex loolu bañ a nekk la règle mais l'exception waaw ndaxte kuy ñëw di politique magum jëmm nga am nga sa maturité am nga sa éducation de base dafa am loo xam ne boo ko xamulee doo ko mën a def loo xamul doo ko pratiquer encore une fois dama ni politique homme de valeur moo ko war a def parce que dañuy wax la politique autrement aussi mais la politique des valeurs parce que dañu nekk des porte-voix donc dañu war a incarner loo xam ne dafay nekk un modèle à suivre surtout bi ñuy wax yéen COFEM jigéen ñi ñoom ñoo si tënku te kan mënul wax politique bàyyi ginnaaw jigéen ñi bu ñuy massifier ñoom la ñuy yeb si njaga njaay yi ñoom la ñuy tàccloo ñoom la ñuy jox ay xartum 2500 lu manti doon ndax yéen a ngi ni ñaax ci loolu ñu war a xam ne ñoom wartuñu nekk rek ñoo xam ne leen di jël import export bi dañu koy faral di waxee xam nga li moo tax ñun amuñu ba problème au niveau de COFEM parce que déjà nee naa au niveau de la massification jëluñ n'importe qui dañuy xool ban genre nit yi nga jigéen ba pare parce que dañu jigéen am jigéen mooy ki xam boppam ki xam li ñuy posé ñun jigéen gi la ñuy seet jël ko bu ko defee boo ñëwee duñ la wax fu nooy toogee ndax boo ñëwee da ngay xam ni ngay toogee donc ñun on a affaire à des femmes leaders yoo xam ne ñooy àndandoo demono ñu xamal leen ni nous sommes là en tant que mouvement de soutien et nous portons la vision du président et kuy porte nag nit vision nit da ngay xam la mu doon ak la muy jaay ñu nag am nag président boo xam ne vraiment c'est un produit facile à vendre ndax lim ñu teg daf ñoo teg un projet de société benn visionnaire la boo xam ni daf ñoo teg un programme qui s'étend sur plus de 20 ans sur 20 ans boo ko waxee Macky Sall même bu ko yàlla may beneen mandat le PS continue son bonhomme de chemin kon kooku xalaatu boppam c'est un visionnaire qui passe à la postérité ku ñu war a jàppale. ok ndax yéen seen intégration si biir Benno Bokk Yaakaar APR bi yomboon na seen mouvement bi. waaw yomboon na yombul. ndaxte ñëw ngeen ànd ak seen caaj. waaw parce que nag yomboon na yombul. mais tey jii bu ñu nee ñun mouvement de soutien lañu nous sommes venus renforcer Macky Sall te nous ne nous réclamons pas des militants de APR ñun nous sommes des Mackis xam nga mënoo teg gaal ni gaal gi soxaluma borom gaal gee ma soxal. ay feem la rek. parce que gis nañ ko xam politicien dafa xaw a dafa waaw parce que xam nga lan moo tax et je le comprends parce que tey boo ñëwee ñoom li ñuy wax maanaam ñoo fi nekkoon démb tey door a ñëw mais ñun tamit même discours dañoo am suñu parcours dañoo am suñu histoire waaw nekkuñu ñoo xam ne rek dañoo ñëw rek daal di wecc ex nihilo def politique dañoo xam luy politique xam fu ñu koy tegee bi ñu ñëwee tamit xëy na gis nañu yaakaar ni dañoo ñëw rek mu neex ñu def ba may def politique li tax ma ñëw rek daal di dem si Cheikh Bamba Dièye parce que musuma bëgg dem si lu sotti ba pare loolu moo tax tamit bi ma ñëwee amoon naa possibilité dem ndaxte dama leen di wax nag Macky Sall bi muy dem bi may commencé am problème en 2008 au niveau du PDS muy am problème yi au niveau de l'Assemblée nationale boobu maa ngi si Cheikh Bamba Dièye ñu yebal ma nekk fondation Frédéric Ebert ñu formé ma comme jeune leader en 2008
ki nekk tey chef de cabinet Mame Mbaye Niang muy Abdoulaye Fall presque moom moo tax ma xamante ni mu ñëw ni ma maa ngi APR maa ngi dañoo génn Macky Sall dafa dem mi ngi si yoonu yokkute dama bëgg ñëw jàppale Cheikh Bamba Dièye lañ soxla dama bëgg jaar ci yow parce que boobu maa ngi dem foofu si fondation bi au nom de Cheikh de FSDBJ. mu ne ma dama bëgg ñu dem ñaari leader ñu waxtaan ñu dox ko ñu ànd ñu jàppale ko ma interpellé sama leader Cheikh Bamba Dièye wax ko mu ne moom pareegul ko ànd ak Macky Sall ndaxte du togg ba mu ñor mu yekkal ko donc dox naa ci wax naa ci li ma mën moo tax ma bàyyi ko ma ànd ak moom ñu dem 2008 premier tour Macky Sall génn son excellence deuxième tour mu ne nañu ànd ak moom kon foofu la compagnonnage bi commencé. mais ba mu sottee man gisuma woon sama pour ma ñëw dugg ci biir déjà j'étais même pas pour Cheikh Bamba Dièye dugg en tant que ministre parce que dama ne ko man ba may ànd ak yow pour di la jàppale ma pour nga nekk ministre man jàppale ma pour nga teg mbana dama la jàppale pour nga teg mbana di yàkkale waaye jàppale ma pour indi bool di xam ñu ñuy yàkkal waxi dégg la laaj mu ngi noonu. yéen da ngeen ko doon jàppale pour mu yéen. mi ngi noonu occupé poste bi. mi ngi noonu ñu ñëw teg ko ci fa nga xam ne nii. mi ngi noonu dafa jël mi ngi noonu te yéen wax ngeen que yéen ñëw laaj ak cër taxu leen. déedéet sincèrement taxu ñëw jóg te man ñi may ànd xam ne ko nee naa leen bu ngeen di dem li ma gën a neex ci politique bi mooy ngeen dem ak conviction parce que boo demee ak conviction di nga mën tëri ndax politique Mame Mbaye dafa métti te li nga gëm rek nga mën cee dem gëm tax lu ba am li nga bëgg parce que nag wax naa ko sànq mag buy naan ndox mu tàng suukal sa moo tax mais boo ci duggee def ci loo xam ne bu ñëwee kat da nga xam ne kii mérité na ko te noonu la ñuy doxee. ok à vous entendre parler dafa mel ni kon lépp moo ji fu mu nekk nii fii ci Sénégal wala vision bi nga xam ne gis ngeen ko xel mën naa dal. moo jàngatee tolluwaay réew mi jamono ji. waaw vision bi dama ni xel mën na dal mënul dal mais lépp loo gisee àddina bul naa ko parce que boo naagoo rek daagu te boo daagoo ñaraw la. buñ la tegee ci réew bi jox la baat bi ñëpp ni la yow la. loo def da nga ko war a xeeb. kon tey jii ñun ñu ànd ak Macky Sall waruñu koo jay dañu war a nekk à l'écoute de la population. xam luy demande sociale di dégg population parce que ñun fi ñu mën a wàcc moom mënu faa wàcc. kon ñun ñooy war a dem moo tax may la sànq ñun suñu politique waa Kafam ñu ngi ci gën a sawar bu dara xewal sànq na maa ngi wax sama secrétaire général ma ne ko nëgal bëgg élection yi jeex dootoo gis dara te acteurs politiques yi ñoo war a bàyyi nekk des responsables de circonstance maanaam bu élection jotee rek ñu jóg Ablaye Wade suñu maam jooju da doon wax lu am solo nee na politiciens yi bu kii jotee élection jotee dañuy mel ni dina ko weer bu dee ci kër. ñu ne ko ñuy jëlax ñu weer bu dee mu ne dafa xam ne ceeb bi ku ne la nga jël sa wërsëg loolu la ñu war a bàyyi dañoo war a def loo xam ne dañu koy gëm gis nga bu élection jarul ñun dañuy tas dëkk bi chaque semaine weer ñu def nañ 2 le premier ak le 15. donc yéen xaar leen élection xaar leen campagne déedéet parce que dañoo am suñu programme bu ñuy déroulé te élection taxu ñoo jóg. kon yéen du affaire d'élection di leen fàttali kon yéen a ngi teewlu ki nga xam ne moom mooy Lalla Aïcha Fall moom moo jiite COFEM ci seen émission ràññee ñu fas yéene dem nag jëli publicité ñu daal di ñëwaat.